mbalax neex na de ak a mën a way goo weel waay ma xool gànca mu jëloon machine ba nga na am Mbàkke ak ay gawlo gawlo woyal Xadim Rasulullah maa ngi jégaloo Mbàkke dañu ma wax ma yóbbu la mu du Fall Sir Ndiaye ma Bamba maa ngi jégaloo Mbàkke dañu ma wax ma yóbbu la ay Sëriñ Fallu Mbàkke la oh yaa ko def maa ko gis maa ko yaa ko def maa ko gis maa ko yaa ko def maa ko gis maa ko Mbàkke dañu ma wax ma yóbbu la
waaye connecté wu leen waaye ngeen seetaan Gorgui Ndiaye connecté wu leen www.rfm.sn seetaan leen sama waa ji ana gars yi vous êtes connectés dal di bela ji bara Falilu bëgg Sëriñ Falilu Mbàkke mooy dégg mooy gindi bëgg ma sëriñ mooy gindi galas donc sëriñ jëf baa ngi nii allo galas mayu meen muda amina sumani yo suñu papa Njaay suma lay jama ko mën di ci baway sa maam waaw waaw may dem ba ko may dem ba lati may dem ak yaa bi may dem ba ali su ko jokkal bu do ana waa génn songam gi waay ak a mën a way ana waa ca Ngéej ana waa ca ngir Ngéej waaye seetaan leen lii waay seetaan leen lii waay seetaan leen lii waay Gorgui Ndiaye ngi toj RFM nanan ku daanoo bi xil bu nii ku wedi laajal nanan ku daanoo ko di bare mu bëggee galas bay Abdourahman waa borom jumaa ji nun ba ko génne woon Mbàkke sandar ma sang naa ko ndar ki jaay mu jàllale muy bëgg mel ni daaru ñu daldi koy jàllax wuy Ndakaaru su xalamee ñaari guddi Ndakaaru bu dëgg la mbër ma wax ñu daldi waa ci sa kër tu salikal ma biita bu salikal mi na ba sabota mbët France Bamba moo fay coow dina Italie Bamba moo fay coow na ba Maroc Bamba moo fay coow Sénégal sama réew man Bamba moo fay coow waaw diriraret 94 FM Radio Futur Média Bélo Bachandar signé Gorgui Ndiaye alias Go l'enfant chéri de Tëngéej fu mu toll nii Mr Jacques Ndiaye yokk na rajoom xaritu Doudou Mbaw yokk na seen rajo fu mu toll nii sa xarit Mr Jacques yokk rajoom ba tax na mun neen wax ne àdduna bi ñëpp ni ngi lay seetaan mais RFM ça s'écoute et ça se voit c'est comme à la télé fu mu toll nii ni ngi déglu waaye tamit ni ngi seetaan partout dans le monde alors donc Gorgui Ndiaye c'est un réel plaisir en tout cas de te retrouver yow moom sunu waay nga et puis tu as énormément de talent machallah et puis tu es gawlo tu es un chanteur exceptionnel et puis un artiste hors pair et puis qui a beaucoup représenté son pays partout sur le plan national mais aussi partout sur le plan international Gorgui Ndiaye n'est pas n'importe qui Gorgui Ndiaye alors tey
mën nañu wax yaay doomu Tëngéej ci jarbaatu Tëngéej ci sëtu Tëngéej yegsi na mbokk alab lebu yegsi na tey mën naa wax ni képp kuy alab lebu ni ngi lay jox sa wàccuwaay di la xamal ni fa nga nekk ni ngi am contentement am mbégte jàkkaarloog seen doom seen xarit Gorgui Ndiaye doomi Tëngéej et puis Gorgui mais yaa ngi nice ni ma la xoolee nii et puis vidéo bi ku nu seetaan sur www.rfm.sn dafay mel ni que Gorgui Ndiaye actuellement il est en forme et puis dafa mel ni Covid bi am na nu mu ko dundee spécialement pour indi beneen façon Gorgui Ndiaye en tout cas je suis ravi de te voir Gorgui Ndiaye et puis tu es le bienvenu tu es dans kër gi et puis kër gi namoon la et puis ku mel ni yow nga xam ne ndaanaan kuli fadrin nga ma jox la kàddu gi nga nuyoog askan wi. asalaamaaleykum Sidiate maa ngi lay kontaane vraiment di kontaan ci invitation bi nga ma invité mais nag di sant yàlla julli ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu nag borom kër gi parce que kër moom boo ñëwee da ngay jaar ci kër gi mooy sunu mag Youssouf. di ko ñaanal moom tamit yàlla sàmm ko aar ko. mais di nuyu nag képp koo xamante ni doomu Tëngéej nga. ndeysaan. voilà parce que nag dafa am daanaan bu mag bu naan kenn mënul gën a rëy ba gën a rëy fi nga juddoo. dëgg la. voilà te man Tëngéej laa juddoo ñoo ma jëkk a gëm. gisoo dañ ne ñay kenn du ko ñaanal rëy. waaw da nga koy ñaanal gudd fan. moo tax maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. ndeysaan commencé ci kaw ba ci suuf bàyyiwuma kenn. ma jugee foofu nag nuyu waa Mbaaw. waaw ba mu nuyoo waa Mbaaw ba pare ci kaw ba ci suuf. léegi nag damay nuyu Cap Vert xam nga Cap Vert moom. ndeysaan. waaw mooy sa titre. waaw mooy suñu titre. waaw parce que bu ñu jugee foofu nag nuyu nag fukki penc ak ñaar. waaw bu ñu jugee foofu dem ba Touba ziyaare sëriñ bi ci boppam. sëriñ Mountakha Mbacké Bachirou di ko ñaanal yàlla yàggal ko fii. di ziyaare sëriñ Abo mu sëriñ Fallou ci Kazu Rajab bi. est-ce que vraiment nga xamante ni dañ fa ñëw mu defal ñuy xéewal jaar kër sëriñ Abdou Karim Mbacké. borom Makarimal Akhlaq. waaw sëriñ Jili Abdou Fatah nag fa lañ dal mooy sëriñ Fallou. waaw gis nga loolu donc vraiment di nuyu itam sëriñ Galas Khady Gueye. est-ce que waaw bu ñu fa jógee nag ñëw fii Yoof nuyu képp koo xamante ni njabootu maam li maam nga parce que gis nañ appel bi. Laay Maxtaar. nga xamante ni dañu topp rek Laay Seydina Laay Issa Laay Barke Baay Laay. voilà xam ni Covid dafa am ñu ne ñëpp nañu màggale seen kër. voilà donc nag vraiment bu ñu jógee loolu ñu ngi sant yàlla daal julli Seydina Mohamed bu baax du nuyu nag képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy déglu képp koo xamante ni yaa ngi mbokk mbaa ngay xarit ñu ngi lay nuyu di la kontaanee. ñu tamit ne lay kontaanee Gorgui Ndiaye alias Go nu am mbégte dalal dans l'émission Kër gi vraiment mu nekk mbégte bu rëy xam nga Jacques Fall. Jacques Fall xaritu Doudou Mbow. Jacques Focar Fall. waaw. bu Kora Doudou Mbacké Fall. bu Kora Fall. donc maa ngi koy ziar voilà di ziar tamit képp koo xamante ni nga bokk ci njabootu maam El Hadj Malick. yokk na rajoom de. waaw. waaw taalibe Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar barki Cheikhul Khadim waaw tu ni nga def noonu la noonoo baax Gorgui xam naa ni ma la namee noonu la waa Sénégal namee noonu la waa doomu Tëngéej yi namee xam naa noonu la paay ak maire yi namee mais tamit noonu la booy yi namee alors mën neen wax ni durant ci Covid bi xam ne ni vous les artistes pourquoi ma ni vous et vous voyez c'est parce que famille ngeen yéen ñëpp n'est-ce pas ci moment wu Covid bi dañu gis ni seeni activité bëriwul seeni sortie bëriwul ni ngeen war a doxalee affaire bi à 100% doxewul noonu alors nu bëggoon xam nag Gorgui Ndiaye particulièrement naka la dundee maanaam Covid bi ça fait 1 an nu bëggoon xam say activité naka nga nekkee woon noo ko doon gérer ak sa li nga xamante ni moom nga moom yi woy wi war a am ay tournée war a voyager te loolu lépp mënoo ko am sa orchestre am sa staff am ñoo xamante ni ils sont derrière toi raconte-moi tout ça durant les 1 an yi nga xamante ni toog nga ko mars daaw ba mars ren noo ko dundee. bon Sidaat question bu am solo nga ma posé mais tim maa ngi profité balaa maa dugg foofu jaale sunu mag Thione Seck. ndeysaan. jaale ko Sénégal jaale ko àdduna. dëgg la. jaale ko njabootam jaale ko képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy déglu. ndeysaan. waaw parce que vraiment nit la koo xamante ni xajoon na fi. lay ndeysaan. waaw parce que école la. kon yàlla na ko fu mu jëm
yàlla na ko gënal fi mu jógee ci barke amiin waay Seydina Muhammad. allahumma amiin waay. voilà si daal nag Covid bi moom dafa nekk man damay wax ni natt la bu suñu borom indi waaw te nag natt moom jaam dafay nangu dogal voilà te nag ñëw na ba fi mu nekk nii defe naa mi ngi waaj a jeex. baal ma jege si ma tuuti jege si ma. voilà xam nga. defe naa ñëw na ba mi ngi waaj a jeex mais yàlla bàyyiwuñu. dëgg la yàlla suturaal nañu ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi doon lekk di naan di lekk di naan ba tey xam nga voilà donc daal yàlla bàyyiwuñu ba pare nag li ci ëpp importance mooy liggéey bi nga xamante ni doon nañ ko liggéey parce que ku nekk xam na ni woykat amul lu dul inspiration am na ay mbir yu bari yoo xamante ni Covid bi tere nañu ko mooy ku nekk xam na ni daanaan amul lu dul baatam amul lu dul ay soppeem. te nit ku nekk boo sañoon di sagal say soppe di leen bëggee. baal ma góor gi. dafa am benn téléphone bi ngeen defaale direct en même temps parce que dama am retour may dégg. ah ok wala sa bos la. waaw bii bu dee fekkee sa bos la wàññi volume bi. waaw da ngay wàññi volume bi ba mu sës. terewul toujours da ngay nekk en direct. très bien il est en direct sur www.rfm.sn. mën ngeen def ni Gorgui Ndiaye def comme man www.rfm.sn et vous êtes en direct seetaan leen lu xew ci biir studio RFM Gorgui Ndiaye moo fi toog alors Gorgui. continue ni ngi lay déglu. voilà parce que mooy maanaam nga bëgg a jouer wuloo te ku nekk xam na ne artiste njabootam aar rek la ñu yaakaar nga war a tukki mënuloo génn xam nga te ku nekk xam na ni daanaan voyage rek la am mais dañ koy sant yàlla parce que nag nit ku nekk da ngay nangu dogal xam nga bu fekkoon Gorgui Ndiaye rek la wala kenn mais àdduna yëpp la te nag man daal sant naa ci yàlla bu baax sant naa ci yàlla parce que bu fekkoon Gorgui Ndiaye rek mais àdduna bi ñëpp kenn ku nekk am na lu doon dox te doxul du dëgg kon nag nañu sant yàlla xam ni loolu asaka la sunu borom la neex mu def ko te saa yu ko neexee mu dundi ko waaw. alors Gorgui bu loolu weesoo naka nga doon démerdé woo pour aussi génn ci ndaxte aussi mën nañ wax ni père de famille nga. vraiment lead vocal nga. mën nañ wax ni da nga yor structure da nga yor staff mais aussi da nga yor des gens derrière toi. naka nga ci doon génne en tant que artiste aussi ak li nga jot a wax nii. waaw mais parce que nit ku nekk nag am ngay mbokk am ngay soppee ba pare am nga si liggéey boo xam ne yaa ngi koy liggéey lu dëgg moo tax tim Covid bi dafa am lu bari lu mu jàngal doomu aadama bi man de am na lu ma ci jànge loo si jàng. li ma ci jàng mooy. wax na ko. nit ku nekk. war nga am ci as tuut loo xamante ni da nga koy yëngu pour bu demee robinet yëpp tëj. xam nga jàpp ca loola. loolu nga gën ko yaatal parce que da nga am ay njaboot da nga am ay doom da nga am soxna da nga am xam nga ay yaay da nga am famille. ñoo maanaam xamante tu veux dire que la personne warul am rek benn activité war a mën a nekk ci plusieurs activités. mais loolu très bien. c'est important mais vous les artistes aussi tamit du ngeen fonctionner non. waaw non bien certains artistes on peut le dire. non am na ñuy fonctionner. waaw moo tax ma ni certains artistes. dañuy def musique di def commerce. di def leneen waaye absolument musique boole ko moo tax ma ni certains artistes waaye absolument. moo tax nag ñi ko daawul def tim lii leçon la. leçon la yow lan la jàngal yow pour nga war ko defaat tamit pour li la dal ni bañ la dale ci. bon man li ma jàngal mooy des fois artiste bu nekk war ngay denc waaw boo liggéeyee boo amee tuuti boo amee fukk nga denc ñaar lekk ñaar maye ñeent mais nga denc dara loo xamante ni heure bu mettee nga génne ko parce que damay wax ne ndaanaan lu ma mook nit ñee ko bokk man noonu laay dundee man lu ma am dama koy séddale dama koy séddoo parce que bu fekkente nit ki loo am dañ la ko may yow tam da nga war di maye voilà mais tim n'empêche que bu fekkente ne am nga fukk boo mayee juróomi nga denc benn wala nga denc ñaar li ci des nga jox ko sa njaboot. am na solo Gorgui Ndiaye mën nañ wax ni lead vocal mais aussi n'empêche que loolu peut-être say activités personnelles la mais aussi tamit les œuvres de Gorgui Ndiaye existent ah Gorgui Ndiaye mën nañ wax ni. Vous les artistes est-ce que yéen a ngi yow personnellement parce que du ma ne vous parce que su ma waree vous voyez artistes yi yéen ñëpp dama leen di vous voyez mais depuis tout à l'heure dama la doon tutoyer donc dama lay wax kon toi-même personnellement est-ce que yaa ngi yëg sa bopp kon ci biir SODAV bu fekkee ni que seeni activité doxul na mu war a doxee. waaw loolu moom sérieusement man su ma toogee fii ne maa ngi yëg sama bopp ci biir SODAV artistes yi may déglu sax nañ ne Gorgui Ndiaye mi naa feex la.
doo bëgg wax foofu. mooy damay wax ni sérieusement yëguma sama bopp. pourquoi. parce que bu fekkente ni dañu toog 1 an artiste boo xamante ni yow chaque soirée man daan nga am lu mat lu mu ndaw ndaw daa nga am 500 000 francs nga am ñu am 1 an ñu yëkkati benn 120 000 francs jox la ko ci atu yàlla ca liggéeyoo defoo dara sérieusement loolu mooy nga jël sa pot nga dem nga yalwaan gis naa fi ay ndaanaan yoo xamante jël nañ seen instrument ñu jaay ko si daal gis naa fi ay ndaanaan yoo xam ne seen guitare bi nga xamante ni bu Covid bi jeexee moom la ñu war a jouer moom la ñu jaay parce que gor su nekk gor nga moo tax loolu dafa bokk ci li nga xamante ni ñu war a taxaw seetluwaat ko xool naka la artiste bi war a dundee ba gis boppam ci art bi. mais loolu comment ça peut être yow quelqu'un comme toi Gorgui Ndiaye say œuvre da ngay liggéey da ngay produire da ngay exister ci société bi télé yi da lay teg rajo yi da lay teg rawatina ak yeneen support de communication yi est-ce que réellement affaire yi c'est bien organisé vous les artistes entre vous les artistes et la SODAV. waaw mooy xam nga man dama gis nga organisation. bien le SODAV. bu fekkente ni SODAV. bon maa ngi nuyu ñëpp ña fa nekk ñëpp dañ ko fi teg pour moo xamante ni pour mu organiser ñu parce que SODAV dañ leen di fay te alalu artiste lañ leen di fay du dëgg donc ñoom ñooy organisateurs yi xool na ni am na kat loo xamante ni kat bon doxul. mais nañ ko organiser toog. mais lan moo doxul. mais li doxul mooy li ñu war a am ñun amuñu ko. mooy lan te boo waxee li ñuy wax mooy télé yi fayuñu rajo yi fayuñu yaa ngi comprendre te affaire bi mais looloo tax affaire yi doxul. comment ça te man kuy jouer soirée di nga fay BSDA dëkk boo mënti nekk amul kenn koo xam ne da ngay jël groupe nga war a jouer soirée te doo fay BSDA yaa ngi comprendre. BSDA yooyu nga xamante ni nag dañ koy fay mais loolu dañ naan lan xaalisu artiste bi la tey jii bu ma génnee album bala ma koy distribuer damay dem jënd ay hologramme yoo xamante ni dañ naan man loolu sama xaalis la mais da ngay xool tey jii Covid bi atu yàlla xam nga voilà buñ ci gisoon suñu bopp kon du metti kon artiste duñ jaay seen instrument. mais pourquoi jaay instrument yi président il paraît que génne na xaalis tamit jàppale artistes yi jaarale ko ci le ministre de la culture. loolu tim gars yi 120 000 francs la ñu am. yow jot nga sa xaalis ñële sax ñoo dama ne SODAV sax. yow jot nga. dama waaw man yónnee nañ ma ko defe naa bërki démb. kañ Orange Money. Orange Money ne la ñaata. 120 000 francs. bërki démb. ok noo ci def. noo ci def. non mais dama ko jëfandikoo. noo jëkk xalaat ba la ko yónnee automatiquement. li ma jëkk a xalaat mooy sérieusement dama désolé. comment désolé. xam nga lan moo tax. xam nga am na li fi jëkkoon a jaar. 1 milliard nangam la ñu waxoon. et 2 milliards 500. non 2 milliards 500 yi. moo mujj. d'accord mais li fi jëkkoon jaar ñaata la. te SODAV séddale ko. ok. loolu kenn ku nekk amoon nga 125 nangam mille léegi ñu jox ñu 2 milliards 500 francs kenn ku nekk am 120 000 donc dafa gën a wàññeeku. xam nga man lan laa doon proposé. mooy gis nga nit boo mënul jiitu da ngay taxaw nga réfléchir. ñan ñi mënul jiitu il faut dire les choses. non mais li ma la wax rek. boo mënul jiitu c'est-à-dire il faut citer les gens. non dama ne bu fekk man li may wax. yow yaa tu me parles de SODAV et de ministère de la culture. d'accord mooy. boo mënul jiitu ñan nga bëgg wax. boo ma dégloo rek di nga xam lan laa wax si daal. d'accord ñu ngi lay dégg. mooy dama ne bu ñu jëloon 2 milliards 500 yooyu. ñu jël ko ubbi benn au moins benn xaw ma banque lañ koy tuddee wala ñu ubbi dara bàyyi ko fa. te parce que bu ñu ko séddalee du amal kenn njëriñ ñu bàyyi ko fa artiste bu am soxla mais nga ñëw ne nangam ak nangam. du dëgg organiser artistes yi ñu def ay concerts yoo xamante ni luñ ci am dañuy dellu kees googu ñu jël sax bu fekkee dañu am benn ministre des artistes ñu ne ko kii kat vraiment moo fi nekkal artiste bu am problème ñëw faj ko. est-ce que di nga bëgg noonu la ko keneen bëggee tamit. non c'est-à-dire du ñu xool li xam nga lan la ñuy xool intérêt général moo gën intérêt personnel du dëgg dañuy xool li arrangé ñëpp du dëgg nga xamante ni ku feebar kenn du la ketal am na ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi feebar ñu leen di ketal. du dëgg te loolu dafay xawi sutura ndaanaan du dëgg. voilà donc artiste bu ci mënul sa bopp tey jii boo feebaree doo faju te ay xaalis a ngi fiy jaar yoo xam ne ñu ngi koy séddal te amalul kenn njariñ. donc xaalis yooyu bu ñu ko dajaloon ñaata la ñu xool ay nit ñu liggéey ñu jox leen ñu liggéey kun ci lebal comme ni soxna yi di def
ay tontine yeeg yooyu. ñu lebal la mën nga ñëw ñu lebal la 2 millions de francs la góo ca liggéeyal nga génne sa benn album jaay say mbokk du dëgg. bu ñu jëndee nga jëlaat sa xaalis delloo ko loolu nga am nga def ko fond de roulement. adduna organisation la. du dëgg mais du lu ñu am rek gars yi nangam nii mu war a jaar fii ñii kontaan ñii duñu kontaan xam nga mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu la ñu war a arrêté ci dëkk. loo jàppee kumba am ndey kumba amul ndey. c'est important aussi. non xoolal. non c'est dañuy waxtaan. non dañuy waxtaan mais c'est-à-dire dama xam nga olof nga. mais d'accord mais adduna yëpp a ngi ñuy déglu te li may wax leer na ci bopp ñëpp. mais buñ dee gas di creuser kumba am ndey kay dafa leer. waaw d'accord mais faram fàcceel aussi. non bu ñu faram fàccee daf ñuy. xam nga tey non dafa ndànk te li may wax comprendre non xam nga nag écoutez non du man ngay waxal. dafa am ñooy waxal. très bien xam nga man xam naa. waaw yow xam nga. waaw noo bokk la culture sénégalaise. très bien mais waxook man nag. waaw adduna bi ngay waxal. mais adduna bi am na ñoo xamante ni dañ lay déglu. waaw pour li ngay wax nu am ci xam-xam. waaye tamit nu xam mbir mi naka lay déroulé woo daf ci am solo. xam kumba am ndey kumba amul ndey c'est-à-dire boo ko waxee da nga naan da nga koy faram fàcce dafa am solo loolu même boo ko waxee da nga naan lii ak lii gis naa ni doxul wala lii ak lii diw ma ko yor soit compétent wul wala soit compétentul ñu xam loolu ba tel ou tel secteur la c'est-à-dire am na wax joo xam day tënk rek mais du ñu xam tamit. vraiment lu koy leeral xam nga Sidaat da nga ma wax ci ñu organiser nan la ñuy fexe ba mu baax. du dëgg. bi nga ma waxee nañu fexe ba mu baax mani la. liggéey bi kat dafa demee côté parce que dafa am ñu bari te damay wax ñi ëpp laa la wax gisuñu seen bopp ay nit nag bu fekkee dañu séq benn mbir te kenn gisu sa bopp dañuy toog ñu organiser ko parce que tey jii RFM mii am na koo xam ne dañ teg ci kaw pour lu fi baaxul mu organiser ko ba tax mu agsi fii mu agsi tey. mais RFM loolu la ñu soxla ci maanaam ñi nga xamante ni ñoo ŋàkk culture bi ci Sénégal muy soxla ministre de la culture ak SODAV yëpp. du dëgg voilà loolu laa wax dañu war a organiser. est-ce que ma ne 2 bëggoon naa milliards la laaj benn question est-ce que yéen artistes yi est-ce que mës ngeen toog ak le ministre de la culture saafonte ak moom laaj ko wax ko tamit seeni soxla mu tontu leen ci. non man moom musuma ko def. musoo ko def musuma ko def parce que. artistes yi tamit léegi rek ñu ñaxtu génn wane seen mécontentement est-ce que bokk nga tamit ci ñuy génn tamit di casse seeni droit. waaw mais dañuy génn parce que. kañ nga mujjee génn wax sa doléance. heure bu génn jotee gaa yëpp génn. récemment yàggul SODAV tamit ànd na ak artistes yi ñu génn ñaxtu. mais bi ñu génnee ñëpp génn. est-ce que bokkoon nga ci. bañ a bokk. ñëwoon nga. ñëwoon naa. li seen combat lan la woon fan la toll. suñu combat bi ñu defee combat bi la ñuy jox xaalis boobu. waaw léegi alors. waaw xaalis boobu ñu jox ko ñu séddoo ko mu gën a néew. mooy li ma wax donc c'est un combat de tous les jours. xam nga loolu nag un combat de tous les jours kon ngeen jot xaalis bi ba ku nekk séddoo mais. non mooy loolu quoi parce que ñoom bi ñu ko jotee cette fois-ci joxuñu ko SODAV ñu séddale. ok waaw ministre de la culture ñoo ko séddale. comme ministre de la culture moo ko séddale. voilà bi ñu ko séddalee kenn ku nekk 120 000 francs la am. 120 000 francs. voilà est-ce que. xam nga donc loolu mooy li ma waxoon ne bu fekkente ni kenn ku nekk da ngay am 120 000 francs ci 2 milliards 500 francs. mais ñu teg ko ne ndaanaan yi kaay leen kat tey moom am ngeen fi 2 milliards 500 000 francs léegi nag nan ngeen di def ñu ne dafa ndànk waali kat xew na ci jamono du dëgg. maa ngi koy jaale di ko jaale vraiment. papam ju baax ji. Wally Seck léegi dama benn concert boo xam ne dañ jël waali boole kook maanaam Aline Mbaye Nder boole kook Gorgui Ndiaye boole kook Viviane ñu tëgg stade entrée 10 000 francs wala entrée 5 000 francs du dëgg ñu def loolu bu ñu ci amee 100 millions de francs mais ñu dolli ko ci 2 milliards 500 mille ñaata la du dëgg ñu ne def leen ndànkat Gorgui Ndiaye na leen ko yóbbu Grand Théâtre xam nga parce que miin na ko xam na ko. maanaam ngeen mu dem ay mbokkam fekk ko fa. ngeen am programme daal. très bien. mu def lu bon nangam am fa benn 100 millions de francs. ñu jël ko boole ci biir. du dëgg bu subaa ku faj ku feebar nañ la mën a faj. du dëgg kenn koo xamante ni am nga problème nga daal di jóg ndànk dem seeti benn comité de sage bu ñu fa teg. koo xamante ni boo feebaree dina am ku mu yónni mu dem xool ndax est-ce que diw feebar ñu ne waaw ñu yëkkati nangam faja la mais loolu moo gën du dëgg. mais en grosso modo Gorgui Ndiaye ku la déglu ak li nga développé tout ça ci culture sénégalaise rawatina ak la musique sénégalaise yenn points yi nga xamante ni yëpp foo laal day metti kon benn instant bu na analyser ci kaw bu ñuy déglu naan tout le temps musique bi mi ngi dox mais d'une part est-ce que yaakaaroon ni mbir mi dafa sooxe.
ah non mais sound bi dafa sooxee nañu waxante dëgg loolu moom àdduna yëpp ñu ngi koy waxtaane non donne-moi des explications. Non. yow artiste nga. waaw moo tax ma lay wax xam nga sooxe bi yow animateur nga xam nga li may wax du dëgg parce que li tax mu parce sooxe que fu leen war a tegu ne leen fa. valeurs yi ñu leen war a jox. joxuñu leen ko très bien li ngeen di gagné di ci dund joxuñu ko valeur. la piraterie mooy problème bu gën a ngand ci artiste mooy li muy dundee. te saa boo xëyee. gis gars yi di ko jaay 100 francs te artiste production am rek ça coûte des millions et des millions. mais est-ce que d'une part kon état bi jàppalewu leen parce que tey bu bëggoon mu dakk tey mu dakk. mais loolu moom laa la wax léegi dama ne la solution la ñuy wax solution lan mooy solution bi mooy na jeex lii war na mën a jeex nañ ko jeexal c'est tout du dëgg man daal loolu mooy suma xalaat mooy lii dafa war a jeex pour naanaan bu nekk gis sa bopp ci aar bi parce que tey jii man yàlla may na ma chance boo xamante tey mën naa jël fii sama kii dem taxaw fee buntu kër nangam taxaw ci mbedd ma ne der ñu yëkkat li yëpp jox ma ko mais am na ñoo xam ne mënuñu ko. yaa ngi comprendre. am na ñoo xam ne mënuñu ko. dëgg la voilà donc nag ñooñu ñoo war tax ñu bàyyi xel. tey am na koo xam ne ba muy def këram yor gitaaram. ay waajuram ndeysaan yaayam sax waa koñ bi dañ koy wokkante. naan doomam ji day gis nga ko gitaaram bi bu xëyee rek tubayam ju forox ji. yaa ngi comprendre donc dafa laaj organisation ñu sagal kenn ku nekk. parce que ñun artistes yi ñu mën. instrumentistes yi mënuñu ko. parce que instrumentiste munoo ñëw jël sa guitare rek taxaw ci fenn naan teew non. non. du dëgg loolu kon dafa mel ni mujj gi yalwaan lay doon. moo tax nag loolu dañu bëgg ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kanam. ñu indi ay solution jamono yu solution la ñu wax. jamono yu solution. voilà et puis sunu mag yi tim yi nga xamante ni ñoom la yàlla jiital tim. mais ñu taxaw wax. am nañu ay idée xam nga Youssou ñàkkul xel bu ñàkkoon xel kon tey jii TFM du taxaw. RFM du taxaw. du dëgg mu jël xalaatam. xam nga jox ko gars yi ñu xalaatoo ko ku mel ni Ismaïla Lo kooku nga xamante ni ndeysaan du fi toog macha allah liggéeyam ñëpp reconnaître ko à travers tout le monde moom it mu joxe xalaatam donc sunu mag ñi dañu war a gisee toog waxtaan xalaat am na solo li nga wax ni Gorgui Ndiaye message bi dégg neen ko te it am na solo trop bu ñuy wax nag léegi ci góor gi muy doomu Tëngéej le fils de Tëngéej wax fa dëgg yàlla seen doom seen jarbaat seen xarit alors mu mel ni Tëngéej yaa fa représenté pourquoi moo di ko wax fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee fa nga amee yenn éducation de base yi mais est-ce que au vrai sens du mot tey ñi nekk Tëngéej am doole parce que y a des personnalités là-bas il y a des politiciens là-bas mais aussi il y a des commerçants là-bas il y a des hommes d'affaires là-bas alors ñoom tey qu'est-ce qu'ils représentent tey pour Gorgui Ndiaye tey biir Tëngéej lan ngay représenté tey pour ñoom lan lañ lay jàppale nan lañ lay soutenir en tant que seen artiste mais aussi nan la ñuy xoolee tamit say mbir di la ca boole en tant que aussi un homme boo xamante c'est un homme de culture. waaw Sidaat xam nga sànq wax naa la ko nee naa la xam nga nit mënoo gën a rëy ba gën a rëy fa nga juddoo wax naa la ko sànq te Tëngéej dama wax tey bu ma ñemee tey su ma demee ba nga xamante ni damay ñëw Dakar ñu jël ay car fekk ma fi may jóge fi dem Europe di jóge fi dem fi parce que ñoom ñoo ma jëkk a gëm du dëgg te bàyyiwuñ ma seetaanuñ ma du dëgg nit ki nag dafa am ndeysaan Mbaye Jacques Diop maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla atti ci moom xare ko àjjana le président Mbaye Jacques Diop. amiin dafa ne ma mu ne la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. ndeysaan. waaw la plus belle femme du monde. oui ne peut donner que ce qu'elle a. ndeysaan. waaw donc nag ñoom li ñu am rek lañ ma jox. du dëgg dafa am loo xamante ni nag fi mu nekk nii ñoom yar nañ Gorgui Ndiaye jàppale ko ba mu toll fii du dëgg léegi Gorgui Ndiaye ambassadeur u Cap-Vert la ambassadeur waaw képp koo xamante ni doomu lébu nga tey may sa ambassadeur loolu la yàlla def di remercier waa EMAD di remercier le président Abdou Khader Gaye di remercier képp koo xamante ni yaa ngi bokk ci communauté lébu donc maa ngi sant yàlla mais moo tax ma ne la nag fi mu nekk nii Tëngéej lépp lu ñu waroon def ci Gorgui Ndiaye ñu ngi koy def man tam lépp loo xamante ni mën naa ko maa ngi koy def waaw du dëgg kon nag yàlla na yàlla gën a jàppale. ñi nga xamante ni amuñu yàlla na yàlla may. du man tamit yàlla na ma yàlla dooleel ba li ma leen bëgg
di ko def saa su ne ma leen koy defal ci barke Seydina Mohamed. alors dañuy gis tout le temps ci wàllu way wi rek nga nekk mais du la gis tamit des fois ci côté wàllu politique yi nga nekk si comme ça naataango maam góor bi nga xamante ni moom tam ma nga fa lay dëkk comme yow fësal boppam ci wàllu politique pourquoi yow tamit tu fais pas la même chose. xam nga politique Sidaat politique yóbbul Sénégal fii mu agsi tey jii politique gu Sénégal du moom moo tax Sénégal am ndam politique gu Sénégal yëpp xam nga fan la ñu jëmee. ci lu mel ni fi passé ay xulo ay xeex ay rey ay yaa ngi comprendre. pourquoi nga wax loolu. non parce que politique mayul Sénégal dara politique dafa yàqal Sénégal mais mayu ko dara. politique mayul dara Sénégal da koo yàqal. waaw politique mayul Sénégal dara daf ko yàqal. c'est la honte alors. non dama ne waxuma honte de. ah lii kat moom. mais dama ne la politique moo mayul Sénégal dara daf ko yàqal. moo ko mayul dara. voilà xam nga lan moo may Sénégal ndam. mooy diine ji. ay Serigne Touba ñi nga xamante ni ñoo bañ ci biiru ba ca Ndar ba tey tubaab bi bu xelam nekkee ci Sénégal mu ne attention def leen dànkat am na Serigne bi est-ce que amul ay na mu meloon est-ce que njabootam melul noonu. barki borom Touba. yaa ngi comprendre. tey ñi may Sénégal ndam mooy ay ñoom maam Limaamu ñi nga xamante ni tey jii ñoo yàgg bañ démb ñoo yàgg bañ démb. maam Maodo Malick diine ji moo tax fan yi bi Sénégal dee tàkk ci diine jee ko fay kon politique bi dama bëgg ñu jël politique. teg ko ci suuf te xam ne politique affaire u intérêt la te ñi nga xamante ni ñooy politique ñëpp bu xuloo wala xeex jotee doo ci gis kenn doomam wala jabaram wala ay mbokkam taxaw génn ci mbedd mi. kon yow noo jàngatee mbiru maanaam Ousmane Sonko Adji Sarr ak nu mu doxee ci réew mi. non côté boobu xam nga la moo tax du ma ci wax parce que man taalibe laa te damay woy ndigal te Serigne Mountakha Mbacké dafa ne nañ ko teg lépp ci suuf. moo tax loolu nag moom du ma ci wax du ma ci ŋaang parce que ñun taalibe bi ndigal rek la ñuy doxee. d'accord bu loolu weesoo tamit ndax gis nga tamit ñi fi jote gaañu yu ñu yàq tout ça songu neen sax Futurs Médias tëj yenn chaîne de télévision yi man sax sama oto toj neen ko ci. waaw loolu Sénégal yëpp ko gis mais muy loo xamante ni lu ñëpp ñaawlu la xam nga sànq maa ngi la ko wax naan la politique defal lu ñu dara gis nga ñooñu dee ñëpp xuloo bee xeex bi yëpp. pourtant loolu solutionné wul mbir mi la ko solutionné mu nga jógee ca sang yu baax yi di rafetlu nag Serigne Mountakha Mbacké balay sa ak délégation bi mu def composé ko ak këru diine yi. ba xel yi daal di dal. ba xel yi dal mais nag ndeysaan keroog dama sama yaram dafa daw. lu dawloo sa yaram. parce que l'islam gi Sénégal dafa leer na ñoom ñëpp benn lañu. dëgg la doomu Serigne Abdou Aziz Dabakh ndeysaan fàttaliwaat ñëpp seen papa. ndeysaan taxaw jël nekk ci kanam wala wax joo xamante ni waxul waxu bakkenam waxul waxu intérêt. waxul waxu xaalis waxi Sénégal. waxi Sénégal dëgg la wax. dëgg la waay. Sénégal loolu la ñu baaxoo loolu la ñu xam soxla waay walaay dëgg la loolu Sénégal dëkku valeur la. wallaay ndeysaan te fi mu nekk nii xuloo bee xeex bi yëpp intérêt la xaalis. wallaay ndeysaan du dëgg nañu jël affaire u xaalis yooyu teg ko ci suuf. indiwaat affaire valeur. moo tax gis nga ndeysaan Jean Collin la. kii ndeysaan Abdou kii Mbaw ndeysaan mooy le président ndeysaan le président Mbaw. kii ça Abdou Mbaw député. non le président. tu parles de qui? le président Mbaw bi ñu war a célébrer dimanche. Abdou Mbaw. non Abdou yow lii lan la kii Amadou Makhtar Mbaw. Amadou Makhtar Mbaw. c'est 100 ans. xoolal nitu valeur téeméeri at ndeysaan gis nga nag ñu ngi soog a nag. gis nga lii ñu commencé ni def. ak am solo. mooy li nga xamante ni loolu la Sénégal moom. mooy génne nit valeurs yi gars yi di xool ci ñoom. yaa ngi comprendre ku mel ni Kéba Mbaye. Kéba Mbaye dafa defoon benn discours benn conférence ci éthique xam nga lan mooy éthique. ndeysaan mais dafa mel ni gars yi duñ ko déglu te kooku gawlo la. un gawlo jàng fa jàng jotee. dem ba nekk juge. mais di xool éthique. sunu juge tey yi ani nañu xool ci Kéba Mbaye mu jàngaleen éthique. c'est important. du dëgg. mais bu ñu demee ba dëkk di nax saay ci justice duñ ko wóolu tamit loolu c'est un problème yaakaaroon ne tamit est-ce que justice bi na mu war a doxee ci dëkk bi ak population bi ba ñëpp jox ko bopp mooy mu teg ko ci dëgg ci yoon. mooy dama ne gis nga Sénégal lépp loo xamante ni sénégalais ngi ciy yëngu àddunaa ngi ciy yëngu sénégalais bu ca toogee kenn du ko ca man mais bu ca parparloo amul. gis nga Kéba Mbaye dafa am benn loo xamante ni loolu rajo yeeg télé yeeg ñëpp dañu war chaque semaine ñu koy teg
xale yi di ko jàng mooy éthique mooy maanaam lu mu metti metti bu la kenn jënd maa ngi koy way sama benn way xam naa après di nga ko teg mooy ndaw rabbin maa ngi naan juddu suur dafa judd ci lalu yaayam alal ja maaseek moom boo ko yoree tegal ma ko nen ko mos waaw mooy ndaw rabbin indépendance nen ko mos léegi rek mosal acca nen ci mos voilà nu mosal ci gars yi ah waaw gars yi déglu ko quoi parce que bu ñu déglu rythme bi ak fecc bi mais nañu déglu ñu déglu texte nitu bi valeur yi nga xamante ne dañ leen way mais ak li tax ñu way leen ayca yàgg na maa la ko wax de ndaw rabbin indépendance Sekki Njaay ak Atuman Njaay Abu Demba Bayu ma aji aram doy na yaayam yaa ba Wow. lu baax baaxe fosse yaa moom tanu sa yaa ndaw rabbin lépp yi ko moom Sekki Njaay ak Atuman Njaay Abu Demba Bayu ma aji aram doy na yaayam waay seetaan leen lii waay góor gi Njaay ma ngay ndaw rabbin ci biir studio bi ni juddu suur dafa juddu ci lalu yaayam alal jama seek moom Amadou Assane Ndoy sa baay maam Tanoor Ndoy sa maam Njogu Ndoy mooy sa maam Gànnaar Ndoy mooy sa maam may xaraak bay Biram Ndoy waaw sama lebo danga doon mu baax aji aram doy na yaayam yaa ba lu baax baaxe fosse yaa moom tanu sa yaa Amadou Assane Ndoy sa baay bi tësil mooy sa maam Amad ba tësilaay sa maam Cerno Mbay si laay sa maam Xëri Mbay si laay sa maam Mata si la xëri ji joo waaw aji aram danga doon lu baax aji aram doy na yaayam ana mu Njaay Siise waay lu baax mu Njaay Siise waaxe njax meew sama xarit tagin sawraw ragin sawragin tagin ramba gin Njëj ca kunun njëj ca baaw mbaccax gi ramba Njëj mi ci jël ki maa yi lébu may xaraat bay Biram Ndoy ma yóbbul Ndoy bay Biram moo bay Biram ma dib taaw ñoo ko dibéer maali ñoo koy din ñoo ko wakkaam ñoo koy sira mbëkk ma taxu bi samaam la su ma la wayalee ka feri yëngu su ma la wayalee kuy lebu yëngu njura mbay dem ba xuye mbay dem ba latti mbay dem ba xooy Gànnaar Ndoy mooy samaam may xaraak bay Biram Ndoy ni juddu suur dafa juddu ci lalu yaayam alal jama seek moom waaw yaay Mohamed Assane danga baax waay ana jaraaf waay cosaan waaw yaa jomba ña lebu Ndakaaru jëmba kumbala man mbaaw jigéenu Adaat Ndoy jigéenu Cheikh Tidiane Ndoy jigéenu Ahmed Ndoy jigéenu Bachir Ndoy Mariyaay Ndoy sa maam la bandi ngoone sanu la waay yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare aji aram Ndoy yaay jigéen ju man góor yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare yaay Mohamed Assane ak Mohamed Abdallah yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare may xarak bay Biram Ndoy noo ñaaw yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare ni dundal aja aram Ndoy dundal waay yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare Amadou Assane Ndoy mooy sa baay yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare mata si la xëri jóom ngune mbeng yaayi jàll yaa jomba ñaaw fu la ndamaan di jaare jël ci ndi jël ci baay jël ñaari yoon yaa jomba ñaaw fu la saay saay di jaare yes Rodagin, Sasagin, ah Shankin, Rasagin, Shachan,
la ilaha illallah. Dégg nga Sidaat. yow fii torajo morojo na de. Sidaat mooy li ma doon wax sànq. il faut ma may ko nag Pape Mayel Diop. ndeysaan. lébu Ndakaaru. waaw. borom fukk penc yeeg. ndeysaan ñaari ñu di ko nuyu. di profité man tam di ko di may. sama papa ju baax. ah. waaw di ko may nag. dafa mel ni liste lébu yi nga le génne. colonel Papa Samba. kaay ma wax la. di gaucher. il est 20h. waaw. xaar nu flash. Ah après bon? on revient pour la deuxième partie de kër gi. waa jéem a loolu bu ko du yomb. defee bu ko defee liste bi ñëpp mën cee gis seen bopp. waaw mënut a ñàkk nag. d'accord ndax xam nga dañu jógee ci Covid. joyeux Covid. Covid bi yàgg na dee. barke Serigne Touba Covid bi ndeysaan amul benn problème. gis nga Covid bi ku ko jàppoon ci ruq. non mooy noonu. Covid bi. ni nga ko sox yoo xamante ni. non man gis naa fi njóobeen yoo xam ne xam nañu ba soot ba bëgg a dee. rokkos ko ay dina ay kii ay xaw ma la ni ko gars yi di waxee sax. ay boulon ay boulon temps booy ay boulon. ndeysaan. mais en tout cas Ndaw Rabine indépendance. Mais pourquoi Ndaw Rabine indépendance. waaw parce que Ndaw Rabine est-ce que xam nga ni indépendance libre rek moom indépendance. libre rek am indépendance. lébu kese moo am indépendance. waaw fii ci Sénégal. waaw mooy indépendance léegi ñu si des na amuñu indépendance. non c'est-à-dire li may wax na xam nga bu fekkee dañuy wax bu oyofee nii rek. damay laajte rek de waaw léegi xam nga ni ñuy def. taxawal foofu chose du Gorgui Ndiaye alias Go le fils de Teungueth il est déjà en place. En tout cas merci de nous rester fidèles sur la radio de toute l'actualité, la radio que tout le monde aime. Roue 15 angle Corniche immeuble El Hadji Iliman Ndour studio Ndeye Awa Mbaye. Alors on attaque la dernière partie de Kër gi avec Gorgui Ndiaye alias Go xam nga fan nañu yemoon est-ce que. fu ñu yemoon na ci. da nga koo fàtte. non wax ma. Gorgui Ndiaye xamoo fu ñu yemoon. non xam naa fi ñu yemoon ah. non dama la poser question xam nga fi ñu yemoon. xam da nga mën a. auditeurs yi ni ngi déglu. waaw ñu ngi déglu man maa ngi wax ak yow. très bien. ba ñuy mujj ci kàddu bi lan leen mujjee wax. ñu ngi wax ci Ndaw Rabine indépendance ma ni la lébu yi ñoo jëkk indépendant. non da nga ni wala du loolu. da nga ni. lébu yi. noo am indépendance. ci dëkk bi. waaw mais loolu. ma ne la ñoon nag kon ñu si des nag. non yàlla moo tax xam nga sànq bi may nuyoo dama ne. maa ngi nuyu Ndakaaru. waaw. mais maa ngi nuyu Dakar. waaw. déggoo ma de. waaw. dama ne maa ngi nuyu Ndakaaru. mais ci biir Ndakaaru nag dafa am Dakar. dafa am Dakar. waaw indépendance bi ma lay wax nag. waaw dikkal ci indépendance Ndakaaru moo indépendant. waaw Ndakaaru. moo indépendant ci boppam. lu tax nga ni Dakar moo indépendant. parce que yàlla dafa def. musuñu am buur. yaa ngi comprendre taxaw tabax seen gouvernement bopp commencé ko ci Lamana ba ci saltige jaraaf grand sérigne ñëpp. ñu teg seen ordre bopp. c'est pas pour rien gis nga États-Unis gis nga morceau bi ñu def léegi. États-Unis ñoo ko financé le président Emad Abdou Khader Gueye. la waa États-Unis woo ne ko kat ñun kat waa États-Unis suñu jeunes yi nga xamante ni arme rek la ñu xam ak xeex. te xool nañu bëgg xool xam ne lenn rek moo ñu ci gën a génnee muy la culture lébu parce que gis nañ ne culture la boo xam ne rakk dafa topp mag yërëm ay rakkam. ñu am yar. seen culture civilisée. amuñu dara loo xamante ni lu agressif la. ne ko kon nag dañu bëgg a def benn partenariat ak yéen. du dëgg loolu bu États-Unis ndegam ay américains ñoo dem ba gis loolu. mooy li ma la wax. la culture lébu est riche. très loolu riche dañ ko gis. et puis loolu amul sax werante ndaxte man sama maam lébu la sama yaay lébu la. donc mën nañu wax ni ñun ci nañ judd moom nañu nàmp moom nañu xam de ce fait que la culture lébu buñ koy wax fii ba suba duñ fi jóg ci seen i jaloore ak ci seen i manoore. te léegi nag. gis nga ci seen inspiration képp gouvernement boo xamante ni toog nga Sénégal soo bëggee yàgg fi. da nga lay inspiré wu ci ñoom naka ngay inspiré woo ci ñoom mooy yërmande gis nga Sidaat gouverner du dara dul yërmande parce que liñ la dénk moomuloo ko. dëgg la. ku fi muy président bu mu mënti nekk. ku fi bëgg a nekk da ngay jël sa dàll jël sa oto ñëw ci nit ñi naan ay waaye dimbali leen ma fal ma nekk président. maanaam wàcc sa bopp. wàcce sa bopp ci suuf. sarax leen ma fa bu ma nekkee président du ngeen xiif bu ma nekkee président du ngeen rafle ay bu ma nekkee président seeni soxla laay teg
mais gis nga koo ci xës ba nekk président parce que nguur nag dafa garaaw. nguur dafa garaaw. boo xasee ba yéeg alal ji wër la. gisoo ni ne pouvoir. nit ñi nag bu fekkente ni moom laa wax sànq maa ngi ñëwaat ci li ma wax sànq ni juddu suur dafa judd ci lalu yaayam alal ja maaseek moom mooy maanaam nit ñun li ñu jàngal ci lébu mooy dërëm ak million ngay yamale. tey jii Sidaat sama juróomi dërëm yi. barki Seydina Mohamed moo ma gënal 175 millions wu ku mu mën a doon nit da ngay gëm sa bopp. yam ci li la yàlla jox. maanaam fier. mooy la fierté. la fierté. voilà moo tax da nga daan gis xoolal mais da ngay gis fii tey jii ñi fi yaatu ñëpp. da ngay ñëw lébu na la kaay dëkk. nga dëkk ñu tal la jabar. yaatal la ba nga yaatu. tey jii loolu mooy li nga xamante ni képp kuy président wala ngay gouverner wala ngay ministre wala ngay def leen. loolu nga war a def. dëkk la. voilà mooy ñu yaatal yërëmante. ndeysaan. xam nga. te am na loo xamante ni jàng naa ko ci kii bii passé dama am sama benn xarit gendarme la. ci xeex bi de dafa am benn gaayan bu ko dóor benn móol mu daanu jógaat. oh là là. gars yi na ko booy mi ngi nii dawal mu ne non du ma ko laal ki doomu Maître Fat Diop la. ndeysaan. regarde-moi ça. oh là là. Sidaat. loolu jàngale la mooy wane ni gis nga gendarme yi. ak policiers yi. militaires yi. ñoo bokk ndey ak baay. sama rakk ngi ci. xam nga sa doomu ndijaay ngi ci. wallaay sama frère bu ñu simee seen tenue yooyu. ci suñu biir kër lañuy toog ngay bokk boolu añ. c'est des civils. voilà kon xam nga ni ñooñu bal yu jóge ci ñoom dem fenn neexu leen. wallaay ndeysaan. du dëgg. voilà parce que gendarme. ñoom ñooy suñu force. dëgg la ñun bu ñu tëddi nelaw. ñoom ñoo nekk ci mbedd mi. ñoo yor suñu sécurité. di leen di rendre hommage. xam nga di leen sargal les hommes de tenue l'armée nationale. Vraiment ñu ngi leen di sargal bu baax a baax la gendarmerie la police. di nuyu ndeysaan suma xarit. Badiane. oui Badiane actuellement tey jii jóge nañ fi ñu nga Mali. ndeysaan. pour sécuriser Sénégal sécuriser UNESCO. xam nga donc muy ñoo xamante ni dañ leen war a jox cër. dëgg la parce que ñoom bii passé. sérieusement jox nañu cër. parce que bu fekkoonte ak engagement bi booy yi am ñëpp am. bu ñu joxel woon cër kon dana leneen la ñuy wax. waaw léegi bu fekkee ñoom joxante nañ cër léegi ma laaj la diggante pouvoir ak opposition lu tax kon duñ joxante cër. xam nga pouvoir ak opposition man bëgguma dugg ci loolu parce que. dañuy waxtaan. aussi citoyen nga. waaw citoyen la mais man bëgguma. dugg sa xalaat quoi sa analyse sama analyse. mooy li ngay gis sa dëkk yow. li ma gis sama dëkk. mooy pouvoir opposition ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. pouvoir opposition. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. comment ça. du dëkk kon nag politique li ñuy def yëpp mooy jéem a jiite suñu dëkk bi maanaam xool lu doxul ñu doxal ko. du dëkk kon ñoom ngi laay war a suul yi nañu fexe ba bañ a rey kenn ci askan wi. dëkk la parce que nit doo bëgg dara ba pare. di faat. àndul. du dëgg àndul yow dama jox leen ma seen carte rek ma defaral la. mais ma defaral la loo ci reyee. mais wallaay ndeysaan kon amul sens kon pouvoir opposition ñoo bokk ndey ak baay. te Sénégal gi benn bopp la. kenn mënu ko xat ñaar. loolu mooy li ñoo fait la force. te nag dafa am benn affaire boo xamante ni mënu ma koon bañ a wax. muy lan. gis nga ci xeex bi dafa am benn Mauritanien xaw ma professeur la xaw ma dafa am ay Sénégalais yu fa demoon def fa benn formation. mais mu def benn vidéo. mu ne sama xaritu Sénégalais yi bu leen tas suñu yaakaar. ndeysaan. parce que xanaa xamoon ni Union africaine ci Sénégal lañ ko yaakaare. loolu xoola dama jooy. ndeysaan kan moo ko wax un Mauritanien moo ko wax. oh là là. du dëkk. waaw parce que ñu bëri dañu bëgg Sénégal tamit. kon dañuy naan dëkk jàmm la. dëkk teraanga la kon nag Sidaat loolu. képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi. na nga fexe ba sàmm loolu. am na solo mooy Sénégal dëkku jàmm la. Sénégal dëkku teraanga la. moo tax j'ai beaucoup aimé naa la wax benn affaire tey dinaa am koo xamante ni. foog ma wax li tax mu neex ma. muy kan muy Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna. oh là là yàlla na ko yàlla génn waay fu mu nekk. may wax bu fekkee président ñuy dégg. Guy on pense à toi ni ngi lay xalaat bu ñuy dégg. nañu fexe ba ñu génne ko le plus rapidement possible. way nous libérer. parce que sa façon de faire la politique ni mu koy defee xam nga kan la may fàttali Mahatma Gandhi la may fàttali. maanaam ci sa kàddu yow Gorgui Ndiaye. yaa ngi ñaan pour ñu libérer Guy Marius Sagna. et puis oui ma le plus rapidement possible. Guy Marius Sagna saagawul kenn. bu amee lu kenn ba pare xeexalul boppam. tey jii bu sa bañ doon metti nii. dafay ñëw xooli fu mu utee ay garab pour faj ko. ndeysaan bu jigéen ñi soxlaa day ñëw taxaw naan jigéen ñi nangam. di daw di dox di ko wax. dérangé wul kenn gaañul xeexul. mais Sénégal loolu la ñu war a implorer la.
du dëgg mais bu fekkente ni ñooñu nga xamante ni dañuy def comme Mahatma Gandhi di ko def ci silence def ko ci soft mais bu ñu leen tëjalee li ñuy wax kon coow day bari du dëgg. te gis na ni tamit loolu buy faral di bëri dañuy gis ni dafay daaneel li nga xamante ni moo di suñu démocratie ci biir société bi ndaxte ku ci nekk am na sa opinion c'est très normal ku ci nekk am na sa xalaat ak ni nga koy. boo ko dee def nag vraiment ak ni nga koy partagé ci jàmm ak salaam. nga xamante ni paaka du jóg. xeer du jóg. dara du jóg. da ngay dox ndànk rek wax sa li ngay wax. c'est le Sénégal mais loolu moom dañ ko war a accepter au Sénégal. man ci biir loolu je profite de l'occasion en même temps pour vraiment nuyu le président Ousmane Sonko bi ñëw seet si nu ci biir GFM vraiment nu am mbégte vraiment le mouvement Pastef le président Ousmane Sonko ñëw seet si nu saafonte ak ñun ñoo waxtaan ak ñun vraiment nu am ci mbégte ak contentement bu rëy di ko xamal ni vraiment que le meilleur reste à venir et puis di ko encourager ci carrière politique bi nga xamante ni ci la nekk di ko wax ni vraiment beaucoup de courage et bonne continuation mais aussi di ko xamal ni am na mbégte bu baax a baax ci seet si bi nga xamante ni ñëw na seet si ko madame le groupe Futur Média. mais may profité man tam vraiment di remercier Baba Ndiaye directeur général Sukumi. muy nitu valeur nit koo xamante ni nit ko am yërmande ci doomu aadama la. Covid bi lu nekk la daj. pour gars yi nekk seen jàmm. dëgg la. te nag di wax nag ne am na benn mouvement bu judd boo xamante ni te ngi la judd muy Mansour Cissé vraiment président ndaw. donc nag di wax nag ne xale yëpp nañu nekk benn bokk ndey bokk baay. bokk baay xam ni voilà. c'est le Sénégal bu baax la koo xamante ni mën na yóbbu fu nekk ndaw yi Tëngéej. am na solo. voilà di la gërëm bu baax a baax seegandoo yi mi ngi may seetaan may xarak Baye Birame ma yóbbal ndooy Baye Birame. mais mu Ndiaye Cissé faaw na nuyu ko. ndax doomu Tëngéej la maa ngi koy jaar yàq rek bu yaay maay maa ngi koy jaar nekk ci société civile bi. nu koy gërëm di ko ziar mu Ndiaye Cissé moom tamit liggéey bu rafet bi nga xamante ni que mu ngi koy defal maanaam population ni koy gërëm bu baax. di remercier Fatou Codé Ndiaye. jabaru directeur général port. neex na ba noppi. koo xamante ni ndeysaan à côté de tout grands hommes y a une grande dame. c'est la pure réalité ça. voilà parce que nag àdduna amul solo. dëgg la. kuy def lu baax dañ koy wax. dëgg la. xam nga di remercier Daouda Niang maire Tëngéej. parce que moom it naam PDS la bokk. mu seen moyen bariwul. dëgg la mais mi ngi góorgóorlu. pour que Tëngéej jëm ci kanam. dëgg la voilà donc ñu ngi koy remercier xam nga di remercier Marie Ndiaye. bu nekk Mermoz madame Dieng maa ngi koy ziar di ko kontaane voilà xam nga. en tout cas Rose Fall maa ngi lay ziar Omar Diox sama xarit boobu nga xamante ni ndeysaan ma nga fële ci Allemagne waaw jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. xam nga donc on enchaîne. ñu enchaîné foo bëgg ñu dugg. fu mu toll nii yaa ngi waajal lu bees. loo xamante ni que bëgg nañ ci dëkk nag am ci maanaam quelque waxtaan ak yow. damay nuyu tamit sama ñaari xarit yoo xamante ni vraiment tamit ay soppe nañ ay xarit nañu. ils sont dans le gouvernement mais monsieur Boun Abdallah Dionne monsieur le ministre. ma di ko nuyu di ko souhaiter un excellent week-end et puis en même temps di nuyu monsieur El Hadj Kassé tamit bu présidence ma di ko nuyu di ko souhaiter aussi un excellent week-end. et puis c'est ça le Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan si ñoom alors Gorgui Ndiaye yaa ngi waajal album bu bees jox nu single bi nag nga delloo njukkal ki ñuy wax Babacar Ndiaye alors pourquoi ce choix d'abord. waaw balaa boobu ma nuyu Bakary Ndiaye directeur régional du développement communauté bu Ziguinchor xam nga di remercier Baye Dame waaw ma nga Mbour ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di seetaan émission bi xam nga voilà loolu mënut a ñàkk nag parce que lii moom. mais di remercier colonel Papa Samba. di gaucher. waaw parce que koo jàpp ku ne nam la defa tax. dëgg la. maa ngi koy ñaanal yàlla fal ko cat. amiin parce que gis naa taxawaay bi. ndeysaan voilà waaw très bien léegi nag ñu ngi ci benn mbir. maa ngi xam nga mooy li ma sànq Covid bi daf ñu permettre ñu tëju di liggéey. parce que nit ku nekk soppe yi rek la ñu am. te bu fekkente ni ñun lu ñu def soppe yi ñoom la. lu ñuy jaay soppe yi. fu ñu dem soppe yi. ñooñ fay fekk. kon lu mu metti war nañu góorgóorlu ba di leen bégal saa su ne. boo gisee Ndawra bin bi
ñu ngi ko def ci Covid bi. lañ ko def. ndaw rabine indépendance. voilà mooy profité di remercier le président Emad. Abdou Khader Gueye mais di remercier tim sama mag. maxu lébu gi. mais en tout cas yaa ngi remercier te war nga waxtaan ak ñun ndax temps baa ngi dem rek. non waaw mais xam nga mais c'est important aussi de parler maanaam ci projet yi c'est important. depuis tout à l'heure yaa ngi nuyoo le temps passe. donc wax nu actuellement projet bi nga xamante ni mooy album bi ngay waajal. ak tamit la suite on attend parce que la rédaction war na yegg si et que ni nga xaar yenn réponses yi. non waaw mais xam nga nag lii mënta ñàkk parce que tey jii. waaw mais ñu yaatoo ci aar bi la fin di nga gërëm. voilà mais yaa ngi ci biir émission bi actuellement. gërëm bi noonu bàyyi teg ci glace ba ci kanam. kon léegi teg yaa ci baaraam. voilà très bien léegi na wax na ci projet bi. waaw projet yi nag mooy album xam nga instant bi képp kuy def album da nga koy def parce que da nga bëgg say soppe mais album jaratul da nga yëkkati lu mu ndaw di nga yëkkati au minimum di nga def benn 6 millions de francs di nga ko def ci album. studio enregistrement clip transport manger xam nga yooyu yëpp nga def ko ba pare boo génnee doo jaay. kon kay xanaa loolu metti na voilà mais boo koy def nag ñi nga xamante ni ñoo tax nga koy def mooy maanaam sa soppe yi nga xamante ni bu xuloo jotee ñooy xuloo xam nga pour noo mën a fex ba bégal leen rek da nga koy def moo tax nag ñu nekk ci biir Covid bi tim ñu ngi studio xam nga morceau bii nag benn morceau la boo xamante ni dañ ko ci génnee mais sargale ko Babacar Ndiaye waaw. c'est qui Babacar Ndiaye. mooy président Teungueth FC. d'accord parce que. mooy li ma wax sànq rek kenn mënul gën a rëy ba gën a rëy fa nga juddoo mu nekk Tëngéej te ku nekk xam na ni équipe ville moo koy garder wala association. tey jii équipe boo gis ci Sénégal c'est parce que y a une association qui est derrière toi. wala benn tubaab moo nekk sa ginnaaw di la financer. mais mu nekk un Rufisquois jël équipe Tëngéej FC teg ko moom rek di ko fighting di ko dawal ba tey Tëngéej FC représenter Afrique. moo tax nga rendre ko hommage. waaw moo tax ñu rendre ko hommage parce que amuñu xaalis bu ñu ko jox. mais nag war nañ ko rendre ko hommage mu xam ni au moins xam nga ñëpp a ngi ci ginnaaw. kon daal amoo lu dul sa baat nga daal di ko woy sargale ko ki nga xamante ni moo di Babacar Ndiaye nga xamante ni moom it day représenté waa Tëngéej lu bëri di seen soppe di seen xarit di doomu Tëngéej di seen jarbaat di seen lépp ba tax na góor gi Ndiaye alias Go daal di rendre hommage waa ji nga xamante ni moo di Babacar Ndiaye borom Sénégal Ndiaye borom Ndakaaru Ndiaye Gaynde Ndiaye nit Ndiaye Babacar Ndiaye on l'écoute tout de suite et c'est parti. Aïcha. kër gi man la di jaar kër. yaa ko moom liggéey mooy sa tayoor. waaw waaw. liggéey mooy sa payoor ranga lu mu bari bari warul la tax nga bàyyi sa yoonu maam yi nga wàccul looloo waral nga yegg si fii nit bëgg na mel ni yow moo tax mu lay liggéey sax taxul nga bopp ciy Cheikh jël sa ndam yaa ko moom nga liggéey mooy sa payoor waaw waaw doo seen mara ayu ay daj ñaay li nga liggéey mooy sa payoor wayal ma ko baayu ay daj ñaay wayal ma ko rang lu mu bari bari warul la tax nga bàyyi sa yoonu maam yi nga wàccul looloo waral nga yegg si fii Abakar Malick Ndiaye Maye Diagne Demba Yabara Diagne Demba ma fa Yacine Diagne Gandoule waaw ku baax ñu wane la danga baax ñu wane la bu yàlla ne waaw nga di te bopp ba tabaxul ko du yomb jaar
Vous écoutez Kër gi la maison 94 FM, la radio leader. feeñal ma ko jaw sa moom mu la jëgin jaw sa moom ab na kër ma waaw. jaw sa moom di sa bare si yaay feeñal ma ko jaw sa moom di jaay njurub mooy sama ñu daw jaw sa moom su ma la wayu dee bu tabaxul ci ko di yomb jaam yow ñu wàllu kii naa ko daam xam na ma mu ko ni jaay Njëg sa baray sa yaay njëg sa baray sa maam kar na ko ñaari yoon bi bàyyi waay mbay 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 Abdou Julo Abdou Sibiri Abdou Sassi Boy mooy sa maam si rek ki salu wooma kono ay ili ñaaj mi may waay mu di Sulimaan ak Badu dëgga dem dem Tëngéej FC am na ndam jaw sa moom waaw waaw la jaw sa moom jaw sa moom feeñal ma ko jaw sa moom Abdou Julo Abdou Sibiri Abdou Sassi Boy mooy sa maam lii lan musique 94 FM Radio Futur Média, merci de votre fidélité. On nous mange pour Babacar Ndiaye Kiko Def Modi Gorgui Ndiaye alias Go. Alors Gorgui dama gis composition bi dem na ci 3 temps. oui ndeysaan Xool naa li nga liggéey ci côté composition mais côté mélodie harmonie merci beaucoup tojal ma yax bi tuuti. merci Sidat tey je suis très content xam nga li moo tax des fois jàkkaarloog animateur neex parce que nga tey li ñu liggéey lu ñu ci dépensé yëpp tey sa wax bii nga wax nii tax na ma kontaan jërëjëf. parce que liggéey da nga ciy sonn ñun loolu la ñu xam loolu lañ suñu mag yi jàngal waay liggéey boo bëggee bu génnee lu mënul neex ñëpp tim am ñu mu neex da nga ciy sonn da nga ciy rey sa bopp oui mais tey yow tamit yi dafay wane télévision professionnelle dañuy jéem rek. non non sérieusement parce que temps yi nga génne moo graaw te noonu la fa demee ndeysaan. waaw dañ ko liggéey Je l'ai écouté moo tax. waaw Je l'ai liggéey ko réécouté. waaw liggéey et dama ko déglu plusieurs fois. xam naa loolu Franchement ma xool. Ndeysaan. li nga liggéey. gis nga reggae ba ca biir rek lépp Mais absolument moo moo tax tax. man la xam nga yow moo tax liggéey dafa baax quoi nga liggéey nga rey sa bopp man nag yàlla daf ma dimbali ba man mënuma fowantu lépp lu may def dama ciy dem ak sama jom Absolument. voilà moo tax tim sound bi nii la demee sama gars yi jàpp ci ak nag Papis Ndiaye Mais ñan nga joué ndoo l'affaire yi. voilà Papis Ndiaye laa Oui. jël mu arrangé morceau bi moo ko arrangé moo ah. ko arrangé Ok. voilà sama gars yi ñëw ak kan moo joué ci. jàppaat ci arrangement bi. arrangement bi bon xam nga man Ou bien c'est Papis seulement. man toujours sama way dama koy bind ba pare Ok. dama koy bind kon yaa def texte bi. waaw damay bind texte bi D'accord. xam nga organisé mais am na nag koo xamante ni nag moom lépp loo xamante ni texte la moo ko def muy Souleymane Niang moo def texte tamit. waaw Souleymane Niang Ok d'accord naa ba tey. xam nga léegi kan moo Souleymane. composé. composition bi man la Souleymane Niang Super. Papis Ndiaye kon ñu voilà composé en. sous la direction de Babacar Niang non, oui, Babacar Marie-Diène. oui, mais raconte-moi un peu comment ça a été du côté composition. Alors, c'était facile, c'était difficile, c'était compliqué. Donne-moi quelques détails. waaw non mais c'était pas compliqué du tout. c'est-à-dire nag xam nga bon man toujours bu may daw géej. laay takk sama écouteur des fois ma am inspiration. Ok. waaw xam nga des fois bu may woy jàkkaarloo kii ji damay am inspiration. ci laa ko bind maa ngi profité di remercier Omar Ngala Ndiom tubaab Jalaaw. parce que suma xarit la suma doomu ndey la. te man ku bëgg a gis Gorgui Ndiaye fu muy inspiré woo da ngay dem tubaab Jalaaw fekk ko fa. donc Omar maa ngi lay ziar sama doomu ndey
foofu laa dem bind affaire bi xam nga bi ma ko bindee ma daal di woo Lamine Ndiaye sama soliste moom it maa ngi koy remercier tout le groupe Atlantique parce que ànd bu yàggee parce que dañu comprendre ante xam nga di remercier Lamine Ndiaye di remercier El Hadji Fall di remercier Mouhamed Boli Seck ragal jabaram di remercier Papa Lam xam nga di remercier Libaas Baye Ndiine waaw xam naa ni moom suba du yomb. en tout voilà. cas di remercier Awa Ndiaye Kërist. en tout cas c'est technique hein. voilà non mais xam nga dañuy yàgg nag. oui c'est technique dañuy yàgg. franchement dañuy yàgg. vraiment félicitations. dañuy yàgg boo ñëwee suñu soirée da ngay daw. dootoo ko dolli non good job. temps yi ndeysaan avant Covid bi ñu ngi doon jouer gaynde mais macha allah. il faut m'inviter incha allah le 3 avril. le 3 parce avril que sa live dafa neex tamit. non j'adore. ñun tam ne Youssou Ndour mooy sunu mag. am nga sa public Youssou mooy sunu mag. et puis gaw la nga woykat nga. sunu mag non la. si ndaanaan nga moo tax dañu man suñu premier album live lañ ko duggee. ok waaw moo tax live dafa bokk ci ñun. ok mais góor gi artiste nga tout le temps terewul tamit tu cherches de l'expérience góor gi il est national il est international. est-ce que sur le plan international surtout ki bëri na bëriwul mais est-ce que yaa ngi chercher un jour faire un album international. waaw loolu nag moom commencé nañ ko sax. ah bon. commencé nañ ko sérieusement commencé nañ album international bi ñu ngi ci di ko liggéey. waaw xam nga nag des fois nit ki du loo toll foo toll rek waxe ko voilà mais ñun yàlla dafa def ñuy ay gawlo way rek la ñu xam. way la ñu bëgg même buñ ko mënul moom la ñu bëgg. moo tax ci la ñuy nekk. xam nga voilà donc nag. mais est-ce que d'abord tu as des partenaires. non partenaire moom sérieusement. tu as des maisons de production. waa am tout ça. bon maison de production nag am naa sama benn doomu ndey boo xamante ni ndeysaan lu nekk mi ngi koy def samay production muy Babacar Niang. ok xam nga voilà moo tax nag fi mu ne temps yi moom maison de production tamit ñu jàppale ko dafay baax parce que jamono bi ak mbas mi kenn attanatul kenn xam nga voilà mais ñu ngi liggéey maa ngi déggu xelam ak xalaatam xam nga parce que xelam ak xalaatam moo tax tey ñu agsi fii tey bari na ndaanaan yu bari yoo xam ne déggatoo ci kenn. li ko waral mooy jamono neexul ba pare way ci boppam léegi ñu bari dañoo découragé xam nga. parce que découragement non parce que Sénégal xam nga. non Sénégal ci boppam la kenn xamul Sénégal dañoo jël pay. li ma paa bi waxoon. ay man Sénégal. xam nga loo paa bi waxoon. Sénégal c'est pitié. mu ne ma Sénégal dañoo jël pay mais ndàdde la ñu bëgg. xam nga loolu tim bon yàlla mooy def ay mbiram. yàlla mooy def mbiram moo tax nag am naa yaakaar ne lépp dina changer. parce que fi mu ne jamono yi dëgg moo am. jamono yi dëgg. parce que kenn mënul dëkk ci ay caaxaan ak ay abadan. waay voilà jamono bi dëgg rek moo jëkk dëgg moo mujj. voilà. alors fu mu toll nii on est le 19 xam naa ni dinañ lever li nga xamante ni moo di couvre-feu bi. alors est-ce que yaa ngi préparer le retour de Gorgui Ndiaye alias Go et puis en même temps qui prépare un album et puis jox na benn single ni nga koy enjoy alors fu mu toll nii le retour de Gorgui Ndiaye comment ça va se passer. waaw loolu gars yi de commencé nañ ñoom bu yàgg. parce que dégg nga gars yi jàpp nañ le 3 avril moo tax nag bon levé boobu ñuy wax loolu tim na ci président bàyyi xel. ne ko leen joyeux levé ah. waaw président. joyeux levé non mais naa la wax benn affaire Sidaat. oui Sidaat est-ce que xam nga dafa am ay ndeysaan moo tax nii mu def nii sax mais tim am na loo xamante ni bëggoon naa ko saluer parce que gis nga dafa am benn jour muy ministre Aminata Mbengue Ndiaye miinuma ko mais. sunu maman Aminata Mbengue Ndiaye dama gis ne gis nga Sénégal Sidaat nañu nangu dëgg te yàlla tax gis nga temps yi mu nekkee ministre de l'élevage xaw ma chaque année xar dafay ëpp loolu dama ko seetlu xam nga donc moo tax moom it comme loolu c'est très bien dañoo bëgg ñu mel noonu loo xamante ni sa ministère ba nga nekk nga rey ci sa bopp def ci sa jom pour ngir am dam parce que le président Macky Sall nit mënul nekk fépp. mënul nekk fépp dafa nommé ay ministre bu nekk léegi yow yaay ut noo tojee sa bopp jirax ñu dëgg. mais dafa mel ni président moo gën a ay ministre am bu ñuy waxante dëgg quoi parce que liggéey bi na Sénégalais yi noo ci gisul seen bopp au fait c'est-à-dire xam nga lan mooy problème bi. tout le temps président mi ngi ñuy wax ay contrat tout le temps ay mi ngi ñuy dig tout le temps dañuy dégg ay milliards ba suñu noppi naan réel mais c'est-à-dire ñu milliards yi ñuy dégg yëpp mën nañu wax ni président moom ci boppam moo koy wax. mooy wax ak sénégalais yi ba ñëpp xoolal ma des seen yaakaar
xaalis boobu du ñu xam fan la jaar Sénégal bu dee dafa naan la ana mbir mi te ñun dégg nañ fi ay 1000 milliards ay 6000 milliards ay 2 milliards 4 milliards ci 14 millions 15 millions d'habitants est-ce que réellement gouvernement bi tamit ni ngi jàppale président bi. non mais xam nga mën naa wax tuuti rek ci sama xel mu gàtt xanaa xamoo ay soulèvement loolu daf koy indi. soulèvement loolu daf koy indi. nga compétent mais ñu nekk ak yow ils sont pas compétents. voilà maanaam nga nekk jeune nekk ci Sénégal. et je vais dire certains voilà, pour rectifier certains. très bien man fi may waxee sax man ci xale yi laay wax booy nga nekk jeune jàkkaarloog sa yaay chaque jour nga xëy amoo loo ko jox xam nga. dafa rusle du neex lay ndeysaan du neex moo tax des fois ngay dégg ay nangam ngay dégg ay milliards à gauche di dégg ay milliards à droite. waaw xam nga des fois xanaa xamoon ni nee naa la gis nga soulèvement bi am léegi oui ma Sonko bu mu defee ni moom la de je l'aime beaucoup mais bu mu yaakaar ni moom la de parce que dafa bari c'est la population sénégalaise ba pare dina amaat yeneen soulèvement yu am maa la wax li ma la gis nga sur le plan culturel. ah bon maa barki Seydina Mohamed parce que dina amaat frustré yi ñoo bari gis nga loolu sur le plan politique la. ak Macky Sall xam nga ak ñi nga xamante ni ndeysaan xam nga maanaam ñu ngi leen doon jàpp ay Karim Wade loolu damay bàyyi ba émission bi di jeex. non vas-y non si ni ngi jeexal presque. waaw non vas-y waxal say sentiments. li non nga xam nga man sama sentiment. tu parles de Karim Wade après. waaw sama sentiment bi ma mooy gis nga Macky Sall dama bëgg mu xam ni Sénégal dañ ko bëgg ba léegi. c'est Gorgui Ndiaye qui parle. c'est Gorgui on Ndiaye l'écoute. waaw oui. Macky Sall da nga am kàddu si sa biir réew. dama bëgg mu xam ni Sénégal dañ ko bëgg parce que Sénégal bu ñu la bëggul duñ la jiital mais dafa voté gagné Sénégalais yëpp ànd ak moom donc moom li mu am politique may ko parce que Macky Sall benn at rek la fi campagne am na ñoo xamante campagne nañu 20 ans wala 40 ans te yoruñu dëkk bi xam nga kon nag dafa war a def benn affaire mooy Karim Wade frère am la ñoo bokk ci Ablaye Wade te tey jii gannaaw yàlla ak yonent bi lu mu am Ablaye Wade la nga xam ni Karim Wade sa frère la nga bañ a politique nga indi frère de sang ngeen di ko teg sa wet Khalifa Sall c'est un frère du dëgg Sénégal loolu la ñu xam bokk ndey bokk bàyyi nga jël ñëpp teg leen te xam ni ñooñu kenn falu la yàlla moo la fal te président yàlla moo koy fal damay dégg ndeysaan sam papa Ablaye Mbaye Peex mu ne président buy judd ci dëkk nee na bés boobu ñëpp ay jigéen la ñu doon moom rek mooy doon góor. mais est-ce que d'une part tu vois pas que la politique d'une part mën nañu wax ni c'est son sentiment mën nañu wax ni politique amul sentiment. waaw mais moo loolu politique la man li may wax nii. parce que lépp ci politique la muy Karim Wade Khalifa Sall yi nga wax nii yëpp c'est de la parce que c'est un problème d'intérêt mooy comme li nga wax sànq. waaw mais dama il faut nga faqatal keneen ki mu bañ a fël parce que bu fëlee ça t'arrange pas. Tout ça c'est un problème aussi. waaw mais nag c'est-à-dire mën na bañ a àgg dem ba méttee ni mu méttee. voilà dem ba ku nekk li ci jot. waay vraiment xam nga kenn ku nekk mën sa calcul politique. teg ko sa plan. xam nga mais kenn bañ fi jógee kenn tey jii moo bi ma bëgg a wax xale yu ndaw yi. mooy ñi may déglu ñëpp kenn ku nekk bu fekkee yaa ngi sa nekk na nga jàkkaarloog sa yaay nga koy xool ma lay wax lii ma lay wax. déglu leen de. nga toog sa yaay tey jii amuloo dara. mais nga yëkkati ndox sax may ko wala nga génn am sa benn ñàddërëm jënd ko tàngal mante fraise jox ko. moo gënal sa yaay nga xeex ba dee. wallaay ndeysaan. sa yaay di feebar di la gelu xam nga loolu dimbaliwoo sa yaay da nga ko indil problème kon may wax képp kuy gone na la sa yaay gënal lépp ci àdduna parce que yow sa yaay yaa ko gënal lépp ci àdduna ñu bàyyi tout ce qui est xeex histoire nu xam ne Sénégal dëkku jàmm la man loolaal di invité xam naa ni jeune Sénégal. barki Seydina Mohamed bala ngay xam Sénégal seeni jeunes am yar nga génn fii dem yeneen dëkk yi kon loolu bu ko dara dindi bu leen kenn jël di leen xeexe ba ngeen di dee te 175 millions fayul bakken
tey jii ñi fi dee bu ñu demoon seet si leen jox leen kenn ku nekk 30 millions de francs fayul bakken. ci biir loolu nga baal ma Gorgui Ndiaye alias Go dafa mel ni waa rédaction yemb nañu damay jël ku mel ni Jo Maroon taskuti xibaar la Jo tey nu am invité mi Gorgui Ndiaye di artiste di ndaanaan ku di fadrin ñëw seet si nu waaye tamit di wax opinion am di wax li nga xamante ni mooy ay projet mooy xawati nag li nga xamante ni ay sentiment am la ak lu mu gis ci biir réewam lu dox ak lu doxul yëpp nu ciy waxtaan mais toll na foo xamante ni mooy li ñu doon jàmbat fan yii yëpp ci réew mi mooy ñaxtu bi fi amoon fa la toll. waaw jërëjëf Gorgui Ndiaye waa ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax aussi ok man tey buñ la woo ne la Gorgui Ndiaye ak li xew jamono ni fitna bi fi amoon fan yii yëpp ak jàppante bi fitna yëpp dem ñun la ñu laaj la lan mooy solution bi concrètement tey lan mooy solution bi Gorgui Ndiaye mën a indi pour que mbir mi dal. solution bi du man maa ko indi solution bi xalif général des mourides indi na ko mooy dal Sénégal dëkku jàmm la na ñëpp nekk ci jàmm te Sénégal ñooñu ñoo tax ñu am jàmm kon bu ñu yëkkatee rek dañu war ne noppi loolu dama bëgg ñu suuraale ko loolu képp kuy sénégalais na nga xam ni li ñu may ndam mooy bu problème amee kilifa diine yëpp bu ñu fettasoo sax waruñu xaar ñuy wax bu ñu fettasoo sax dañu war a teg ci suuf. parce que loolu la ñu àdduna nawee loolu la ñu Sénégal nawee loolu la ñu Afrique nawee moo tax nag vraiment je suis très content et fier bi nga xamante ni xalif général wax na yëpp tegu ci suuf kon solution am na solution ki ko indi mooy diine ji. boo ko gisee beneen question boo ko gisee ndaw yu bari yi nga xam ne ñoo doon manifester. dañ ne ñu bari amuñu liggéey. dëgg la boo gisee ni ñu doon duggee ci Auchan yi wala ci yeneen grande surface yi. donc mu mel ni kon mbirum politique emploi Sénégal dafa tumuranke en fait tey naka nga gisee loolu ak lan nga yaakaar ne war nañ ko mën a defal ndaw yi. waaw dëgg la Jo loolu question bu am solo la parce que li ma ci gën a metti mooy da ngay gis ku daw ndeysaan dégg naa am na benn pël boo xam ne ndeysaan dafa ne soxna si ne ko tey nañ dem tey nañ dem ci kii bi Auchan ba macaroni am na fa xam nga kooku ndeysaan kooku dafa xiif am ñoo xamante ni dañuy dugg ci biir génne saako ceeb yóbbu c'est parce que conditions yi ñoo metti da ngay xool Covid bi ña daan jaay fonde sax jàllatunu xam nga donc moo tax nag loolu je crois que le président comprendre na jël xale yi utal leen fu ñu liggéey te gis nga dama ne àll bi yaatu na nañu bay du dëgg nañu bay te man am naa benn xalaat mooy quartier bu nekk maire ba na def benn boutique communale boo xamante ni maire bi moo koy subventionné président di leen ci jàppale ceeb buy jar 10 000 francs ñu defal leen ko 5 000 francs am na c'est possible njiit daal yërmande la yërmande bi ñuy am mooy nañ ko am ci xale yi am xëy am liggéey. ok fi may mujjee. mooy mbëkk mi xam nga ne daw ñu bari dem nañu. ñoo ngi jéem parfois ñu jaar ci voie boo xam ne du baax. dëgg la tey aussi est-ce que gisoon ne Sénégal yi nguur gi fi nekk jamono ji dafa laj ci mbirum politique ngir téye ndaw ñi ci réew mi. bon man loolu nga wax xam naa ci dara metti na trop parce que ñun dañu dëkk ci géej. am ay mbokk yoo xamante ni genn wàll yëpp ay nappkat lañu xam nga gis nit ñi ni nga xamante ni la ñuy jëlee gaal yi te am na ci ñoo xamante da leen di wóor ne bu ñu demee duñ ci génn mais dañ koy def looloo garaaw mooy maa ngi dem parce que wóoruma en tout cas dund dem dee dem loolu moo garaaw moo tax président war na gën a gëstu loolu xam nga tey jii mbaawu Tëngéej boo gis nga dama ne géej gi mi ngi nangu yenn kër yi barki Seydina Mohamed donc nag nañu bàyyi xel yooyu parce que yooyu yëpp mooy révolté tey nga nekk ci biir néeg ak sa yaay ndox mi ñëw nangu seen lal nangu maanaam gaal ga nga gis ko kii bi nu mu tudd géej gi sàmbaraax gaal ga toj amoo loo def mais da nga naan naa génn dem su ma demee naa am moo tax nag yërmande mooy président booy jiite da ngay am yërmande du dëgg moo tax nag loolu vraiment question bu am solo la yàlla na yàlla dimbali président dooleel ko kattanal ko xam nga
ba mu loolu yëpp mu saafara ko ci barke Seydina Mohamed. ni nga waxee ci président wax ko say message ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ni moom tamit ku bëgg jot réew mi la nekk un opposant ku kii wane boppam tout le temps waaye tamit kii joxe ay kaddu kuy informer la population sénégalaise waaye tamit ku saafonte loolu ak la population sénégalaise tey su ma lay laaj tamit ci Ousmane Sonko naka nga gisee maanaam système politique am ak na ma koy doxalee ak tamit ni ko waa réew mi joxe bopp di ànd ak moom saa su ne di saafonte ak moom noo jàngatee loolu. waaw bon Ousmane Sonko sérieusement miinuma ko. te xam nga nit boo ko miinulee bëgguma wax. ci lu ma xamul blessé ko. wala bëgguma wax ci moom blessé ay soppeem. du dëgg mais mi ngi ci yoon. mais am na loo xamante ni moom. man duma ko fàtte. muy lan mooy li may wax comme que fi mu nekk nii moom mi ngi ci waar bi. nay jëfe ndigal. mooy bu kilifa yi ne nañu baax. nañu bañu teg ci suuf. xam nga parce que àdduna amul solo. xam nga te gis nga président de la république ku ko war a doon di nga ko doon. damay wax instant bi ma ni fi mu nekk nii. présidentielle des na 3 ans moo des ñetti at. La Roche. non loolu kenn xaar. ça va Fama. oui. wuy góor gi Ndiaye li mu wax. góor gi loo wax nga ni ko. non dama ne c'est-à-dire xam nga fi mu ne man. non waxal Fama nga ni ko. lan mooy sama problème. mooy fi mu nekk nii est-ce que xam nga élection présidentielle kañ la. 2024. Fama John ci biir loolu. ca laa la dugalee ñu ngi ci 2020 waxtaana la góor gi Ndiaye. ñu ngi ci 2021 Fama. c'est la rédaction ça. góor gi Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Fama. di rafetlu ni nga nangoo accepter invitation Sidaat ak RFM yëpp. merci beaucoup. alors man xëy na du ma brosser politique bi ndax Sidaat junj na ko tey jo wax na ci mais man ci wàllum taxi yi laa bëgg a laal tuuti xaw ma ndax Sidaat dugg na fa am déet. foofa la dama leen a dab ci taxi yi. dugg fa de taxi. waaw taxi en général yi góor gi Ndiaye di génne. oui loo bëgg wax ci taxi. xam nga dafa wax ni bi nga jàppee dara xewul. bi nga nangoo kenn gëmul. dëgg la. mu dolli ci ne bi nga dikkee kenn ñëwul. yaa ma woot di ma ragal yaa ma sigil yaa ma sagal. richesse taxi yooyu noonu sa inspiration foo koy jëlee. parce que macha allah texte boobu dafa dal trop ci ñi nga xamante ni dañoo nekk ci buum. ak ñi nga xamante ni dañoo war a dugg ci néegu say ëllëg. jigéen bu nekk ñaan nga yàlla dem ba am way wutol noonu. doo ko fental li nga way noonu doo ko fental. mooy bi nga jàppee dara xewul bi nga nangoo kenn gëmul bi nga dikkee kenn ñëwul tey ma xamle lu kenn yëgul yaa ma tànnoon ba ma yorul daa ma watul li ma ragal daa ma setal ci lu ñu may sikkal yaa ma sigil yaa ma sagal ndeysaan. gis nga non way bu am sa importance gi noonu. way boo xamante ni ndeysaan képp kuy jigéen yaa ko moom ndax jigéen ñi dañuy nekk seen biir kër di sëy muy neex ñuy rey seen bopp te des fois am na ñoo xamante ni am na góor ñi mel ni góor gi Njaay ak Sidaat wala Fàllu dañuy am rëyu feccal seen jabar sax te jigéen dañ koy feccal dañ koy wayal dañ koy léebal mais loolu nag ki ko bind Souleymane Niang la moom laa wax ne Souleymane Niang ndeysaan benn nit ku baax koo xamante ni yàlla moo ko baaxal may ko xam-xam xam nga mu yéene ko ñëpp donc vraiment Souleymane moo bind loolu. riche na trop. may naa la ko nag yow. jël naa lépp am na parallèlement aussi gis nañ ni góor gi lay foncièrement ancré ci cosaanam. mooy cosaanu lébu bi. ñaare dañuy gis muy way lébu borom Dakar Cap-Vert donte ni ouverture bi am na sax mais teewul ba tey côté boobu ci sa cosaan moom dafay da nga ci tenir bu baax lu waral loolu. formidable xam nga tey sa question lu tax mu neex ma. da nga ne donte ouverture bi am na. ndeysaan mais xam nga Senghor lu ma waxoon dafa ne enracinement et ouverture nit ki da ngay gëm sa cosaan da ngay gëm sa bopp te Sénégal nag la culture lébu mooy culture bi nga xamante ni moo gën a yiw déggoo ñu ne groupe Maam Njare dem nañ ba Màkka fecc fa ndaw rabbin déggal lii rek te Sénégal dañu am ay sëriñ yu ñuy seetaan dañoo am ay kilifa yu ñuy seetaan kilifa diine kilifa aada moo tax am na fecc yoo xamante ni dafa ñaaw ñu ko fiy wane moo tax Youssou Ndour waxoon na ndeysaan nee na fecc sabar génn say cër loolu yiwul wax na dëgg
xam nga man nag looloo tax parce que culture lébu mooy culture valeur mooy culture boo xamante ni bu sa morom amul nga dimbali ko te yàlla tax mooy culture boo xamante ni xam nga waaw dafay yiw mooy culture boo xamante ni moom la ñu mën a exporter looloo tax ma gën a enfoncé wu sama culture parce que cosaan mooy lépp. jërëjëf ñu lay souhaiter une bonne continuation. jërëjëf macha allah ñu lay ñaanal yàlla jàmm ju sax dàkk. amiin waay merci Sidath merci beaucoup. Merci à toi aussi, Fama John. Alors, c'était Fama John, journaliste de la RFM. Merci à Joe Maron. Merci vraiment à la rédaction. Alors, l'émission tire à sa fin. Gorgui Ndiaye. oui ma. Oui. foog ma gërëm sama ñi may war a gërëm de may ma gërëm tuuti. may ma sant ñi nga xamante ni ñoo tax sonn ma. Ça va. xam nga. xanaa mbër nga léegi. non du ma mbër mais yow Covid dafi jaar doom yaay am ñu bari ñoo xam ne jaay nañ seen liste bii de te man jaay lii du liste de Ami Soumaré yow xam nga mi ngi lay remplacer de. non dama bëgg remercier rek bu ma remercier le Super Atlantique ba pare di remercier accélère la cadence. di remercier monsieur le maire Gorgui Ciss oui ma go di remercier monsieur le maire Aline Ndoye go waaw jëlal sa temps nga gërëm ndeysaan jëlal sa temps nga gërëm waay cam gërëmal ba mu neex waay xam ngeen ko wax loolu waay comme ba gërëmal ba naaw. yow dama ne Alaaji Golbert mooy sa papa moom la ñuy jooyta noppee wallaay ndeysaan. néew ya ca Ndar sa papa tax na mu ñu woon dara wallaay ndeysaan. waaw waaye nag bu la demee fekki leen na xam def lu baax rek am solo wallaay ndeysaan. malaal dëgg la dikkal. dafa am lu am importance mooy jamono bii dañu nekk ci jamono boo xamante ni dañ jóge ci mbas am ñoo xam ne dañ ma taxaw ba fat ba sonn ma ñëwal. may remercier ku mel ni Fatou Aaw ak njabootam di ko jox képp koo xamante ni yaa ngi bokk ci laamin si laminatu booy ngoon a mbeng yaay jàll ok. di jël aji aram ndooy di ko jox nuyoo képp koo xamante ni ndóoyeen nga ma jox la ko léegi nag dafa am benn fédération boo xam ne dafa judd mooy fédération du Cap Vert des peuples de l'eau ok. mooy maanaam képp koo xamante ni meeru lébu nga dañu bokk ndey bokk baay d'accord. xam nga bennoo di yëkkateendoo di tegandoo parce que dañuy gis ne jamono bi lépp loo xamante ni dafa nekk ci nguur gi lébu yi seen doole bareetu ci ñu nekk benn booloo moo tax maa ngi remercier Gorgui Ciss bu yeen di remercier Aline Ndoye Gass bu Kayaar di sant Papo Mbengue waaw di remercier Ngagne Diop Ablay Puy bu Mbaaw Jaraaf Paala Jaraaf Paala Samb waaw maire zone B Gorgui. waaw Aline Ndoye maire plateau avis de communiqué. Atila bu Ngor ñu ngi koy remercier Diouf Sarr ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw nee ñëpp parce que rek. àdduna baax am solo waaw mënut a ñàkk Ku lim wax juum. ñëpp mais nag fii bu ma ñëwee fii Ndakaaru waaw. dem gël tàppe jël nuyoo bi yëpp jox ko ci sama waa kër Pape Mansour Gueye nuyu waa ka foofu toj na kon. jël kër sama Pape Souley Ndoye Medina nuyu leen mais du ma ñëw fàtte Pape Samba Ndiir Foofu toj na. ma ndiri faa booy Foofu nee na sama la mag jox. ñaan yàlla na ko yàlla atte ci ma dem xare ko àjjana waay sama xarit bi. di remercier képp koo xamante ni yaa ngi may dégg bu ma soon ñëpp laay nuyu ñëpp laay sant ñëpp laay gërëm ndeysaan. parce que ñëpp ma bëgg da ngaa baax. donc nag maa ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi waaw wa di sallam. remercier sama famille di remercier sama rak ak woon Ndiaye président dimbal jaboot bi nga xamante ni seetaanu ma fu dëkk di remercier nag Séga Ndoye maa ngi lay remercier di la ñaanal yàlla sa yoon wi yàlla na ko yàlla leeral ci barke Seydina Mouhamed waaw Donc ku c'est ma bon? limul rek dama jaxasoo non man da nga remercier wul mais man baal naa la garaawul. non si daal du ma la remercier ndeysaan yàlla na ñëpp am jàmm waaye ci barke En tout cas, merci beaucoup. Merci Gorgui Ndiaye alias Go. C'était l'invité de Keur Gui. En tout cas, ça a été un plaisir de vous servir sur la radio de toute l'actualité. Alors, vendredi prochain, dinañ am monsieur Saliou Keita, directeur général de la foire internationale de Dakar. Xam ngeen ni fu mu toll nii nag emploi des jeunes soxal nañu président bokk na ci li muy xeex waaye nag indil naa leen invité boo xamante ni que